fës Noël tey la catholique yi di màggal juddug Yesu Christa ca paroisse Saint-Pierre bu Baobab curé ba woote jàmm ak bëggante mu fekk ca Ziguinchor moom monseigneur Paul Abel Mamba Diatta ñaawlu li ñuy siif ak di faat jigéen ñi ci réew mi ñi toj seen i kër ca Tivaouane Peulh yamatuñu rek ci xiifal wàccoon nañ ci mbedd mi tey ci suba baare tali bi taalip na ngir jot seen suuf bi njiitu réew mi waxoon ñu delloo leen ko campagne jaayam gerte bi doxul ca diwaanu Fatick lu ëpp ci point de collecte yi doxuñu rax si dol yi lim bu néew ci opérateur ñooy jënd gerte gi buñ sukkandikoo ci DRDR bu Fatick bitim réew coow laa ngi wéy diggante Maroc ak front Polisario yi xëccoo Sahara occidental waa Polisario ji njiitu ONU ne dafa faral waa Maroc ci mbir mi daañu sa xibaaru tàggat yaram gan gi di Demba Moussa Dembélé di économiste muy wax ci xaalis bi war a ñëw di ECO gannaaw xibaar yi seen ñetteelu journal de 2019 di xibaar yi gën a fës ci at mi jeex mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su leen ci ay faram-fàcce Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door wàllum diine catholique yi màggal tey ji Noël di mandargal juddug Yesu Christa ay mes nag ñu amal ko tey ji ci jàngu yëpp fii nii nag ca paroisse Saint-Pierre Baobab ñi nga xam te ne ñooy catholique feesoon nañ fa dell ngir nag teew ci mesu Noël bi ci nag xutba ba mu fa def abbé Abraham Correa daal di nay woo ñi nga xam te ne ñooy ña fa teewoon di catholique yi ci jàmm ak ci bëggante waaye tamit xam ne ne Noëlu ren bi nekk na loo xam te ne lu ñuy fàttaliku la ndaxte dafa yem ak juróom benn fukki atu seen jàngu boobu reportage mu Kalsumba. fii ci paroisse Saint-Pierre bu Baobab bari woon na lool ay taalibe yi ñëwoon ku ci nekk sol sa yére bi gën a rafet ngir teewe bés bi ñuy màggal gane si àdduna Yesu Christa abbé Abraham Correa nekk diacre ci paroisse bi. ñi fi nekk ci biir paroisse bi dinañ dund loo xamante ni dund nañ ko xëy na 25 décembre passé waaye ci ngëm moom xam nga ni ngëm mënoo yem ci benn place da ngay avancer chaque fois léegi ku nekk moom moo xam lu muy dund doomu yàlla ci biir àdduna si war na gën a yokk ngëmam. Joseph sol benn costume bu ñuul teg ci cravate bu bleu njaboot gi wër ko moom mile nee na dina profité ci bés bi ngir ñaan jàmm ci réew mi. dañoo ñëw fii ngir célébrer maanaam sunu doom yàlla bu ñu ko tuddee noonu mooy Jésus mooy Noël pour ngir fête bi maanaam pour ñëpp daal. ci jàmm ci salaam pour Sénégal def ay ñaan pour am jàmm ci biir dëkk bi tout ça ñëpp am jàmm daal. Noël fête nañ ko tey ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre bi at mi nag dafa yemook juróom benn fukkeelu anniversaire paroisse Saint-Pierre bu Baobab gannaaw ba mu sosoog léegi abbé Abraham Correa ngi woo taalibe yi ñu fête bés bi nu mu waree. Kalsum baax fa ci Ziguinchor tamit ñiy màggal Noël laata loolu nag BIC amal nañu messe de minuit mi nga xam te ne moo jiitu kon messe Noël bi kii d'évêque bu Ziguinchor monseigneur Paul Abel Mamba Diatta daal di ñaan jàmm foofa ca diwaanu Casamance rax si dool tamit ñaax na kilifa yi ñu jël seen matuwaay ngir dakkal li ñuy siif ak tamit di teg fitna jigéen ñi ñu déglu monseigneur Paul Abel Mamba Diatta ci micro Lamine Ba. Que de la joie de voir que beaucoup sont venus participer à la messe et vivre. am naa mbégte loolu nemmeeku ne fidèles yi ñëw nañu bu baax fi ci cathédrale bi bokk xel bokk xalaat ci lu jëm ci wàllu soppante suñuy biir waaye it seetal xol yi loolu nag ñu def ko na ko Yesu Christa santaane li nga xam ne nag mu ngi ko yëkkati ci ay kàddu yàggleel ko fidèles catholiques yi mooy nañu xam ne Yesu Christa dafa ñëw ngir saxal jàmm diggante doomu aadama yi waaye it woo leen ñu soppante seeni biir ni mu ko santaane noonu lañ ko war a defee war nañ mën a dimbali nit ñi ku nekk nga dund jàmm rawatina fi ci Casamance nga xam ne jàmm joojee am na li ko salfaañe fii ay at a ngi nii ci li jëm ci wàllu soxna yi nag seetlu nañ ne at yi yëpp ñoo ngi leen teg ay métital yu bëri bëgg naa nag kilifa yi jëlee seen i responsabilité ba loolu ñu mën ko dakkal ku mënul muñul jigéen mënoo muñul keneen jigéen yàlla da koo indi ngir ñu sopp ko bëgg ko bëggul ku koy teg ay métital loolu war nañ ko xamal ku ne war nañu mën a sargal jigéen respecté ko bu baax a baax. La femme est faite pour être respectée et aimée parce qu'elle donne la vie, elle protège la vie, elle nourrit la vie.
nekkoon kaddu yi monseigneur Abel Mamba Diatta di évêque bu Ziguinchor Lamine Ba doon tekki ay kàddoom maire bu Ziguinchor moom teewoon na ci messe minuit bi Abdoulaye Baldé rafetlu kaddu yi monseigneur ba pare ñaax ñi xam te ne ñooy catholique yi ñëpp ñu daal di koy jëfee Abdoulaye Baldé ba léegi ci micro Lamine Ba. maa ngi am mbégte di souhaiter joyeux Noël si suñu mbokku chrétiens yëpp ñoo xam ne ñoo ñëw teewee messe bi mais aussi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi seen kër ñu nekk Ziguinchor nekk Casamance bu nekk Sénégal bu nekk si monde bi am naa mbégte trop ñëw fi tey teewal fi waa Ziguinchor yëpp si messe boo xam ne excellence son éminence Paul Abel Mamba moo ko présidé mooy évêque teewee ko aussi abbé Jean-Baptiste Diouf moo xam ne mooy curé de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda bu Colobane donc évêque bi joxe fi benn homélie bu am solo xutba boo xam ne fàttali na suñu mbokku chrétiens yi jaar-jaaru Jésus-Christ si ni mu gane si àddina ba bu mu fi jógee ak loo xam ne aussi lu chrétien di wax résurrection donc loolu yëpp rappelé na ko fàttali na aussi importance su crèche si biir la foi chrétienne mais aussi ay yeneen yoo xam ne dafay fàttali ni que Noël du fetu kii une activité festive mais loo xam ne mbirum diine la. mu nekkoon Abdoulaye Baldé di maire bu Ziguinchor fii ci Dakar tamit bii ko amal nañ fi messe bu minuit ki ko jiite woon nag di archevêque bu Dakar monseigneur Benjamin Ndiaye moom nag mu daal di woo doomu Sénégal yëpp ñu dugal seen loxo ci wàllum cet gi ndaxte nee na du rek ay wax moo koy faj waaye ay jëf ku nekk nag bay sa waar su ko defee dëkk bi set di loo xam te ne nag ci Tëngéej ñii di askan wa dégg nañ ko bu baax a baax te nee nañ tàmbali leen sax di ci bay seen waar reportage Abdou Diouf Diagne. toog ci benn bank bu nekk ci buntu këram gii nekk ci quartier Cheikh Ibra Diang day def lépp ngir li ko wër mën a set wecc mu ñuy xamal ne du sànni benn mbalit ci mbedd mi. man su ma lekkee pare lépp lu ma yor bu dee mbuusu ndox la bu dee mbuus bu laxas mburu wala dara du ma ko sànni ci mbedd damay jël dox ba da gis benn poubelle ma teg ko foofu soo ko ne am na ñuy jëf loolu am na ñu ko dul jëf tamit waaw am na ñoo xam ne moom bu ñu yoree mbuus fuñ pare rek noonu lañuy sànni rek dem seen yoon comme ni ñuy waxee mbeddum pour la des fois damay romb nit def fi affaire saleté boo xam ne sama xol bi day bon du ma ci mën dara parce que su boobaa amoo sañ-sañu ne ko waroo def li wala parce que boo xëyee def waroo def mën ngeen ci am problème. bu fekkee Ibra Diang jëf ji da koy jëf jëmee ko ci moom Cheikh Ahmed Tidiane ak naataangoom yi nekk ci collectif pour le développement local bu Colobane Guy Murit ñoom dañoo génnee askan wi yépp ngir ñu nettoyer seen gox boobe lee tey ji marché ba ak poste de santé ba fa la ñu jawal. duñ xaar autorité ñun buñ gisee mbalit dañuy dajaloo xool nuñ koy dindee autorité bi après bu ñëwee lu mu def baax na mais ñun duñ ko xaar moo tax waa quartier bi yëpp dajaloo Colobane Guy Murit 14 quartiers yëpp pour nettoyer quartier bi setal ko ba pare waxtaan ak population wax leen nan lañ mën a comporter wu pour que mbalit mi bañ ñoo lor tey dañuy ñëw nettoyer marché bi dispensaire bi dépotoir d'ordures yëpp ñu élaguer leen. genre jëf yi nga xam ne ñenn ci askan wi dañu koy jëf nag ñu daal di koy rafetlu lool wante jàpp nañ ne doyut ngir xeex calte gi nga xam ne dafa lëmbee Sénégal rawatina dëkk bu mel ne Tëngéej nga xam ne bokk na ci yi gën a salte ci réew mi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ngeen di déglu xibaar yi ci RFM yi wax tegal juróom-ñaari minute way ci xibaar yi wax ci leneen di ñi nga xam te ne nag ñoom lañ tëj seen i kër ca Tivaouane Peulh tey ji nag amal nañu ab ñaxtu ci suba gi jot nañu taali pneu waaye tamit baare tali bi di tali buy dugg Tivaouane Peulh naka noonu tam prolongement bu VDN ñoom sax yemuñu ci ndaxte altine ba léegi ñu ngi nekk ci xiifal mu nekk seen ñetteelu fanu xiifal li ñu bëgg nag mooy njiitu réew mi daal di sàmmonte kàddoom mu ne li mu leen digoon ci ne nag daañu leen delloo seen ni suuf te boobu la gis ñu ci dara dañ ci déglu kii jiite kuréel gi ëmb ñu toj seen kër ca Tivaouane Peulh Oumar Diop. depuis lundi victime yaa ngi tëdd ci siège fi nga xam ne moom mooy mairie Tivaouane Peulh Niaga te ba tey à part maire Tivaouane Peulh Niaga amul benn autorité bu ñëw fekk si leen waxtaan ak ñoom wala mu jéem a participer te li tax victime yi tëdd ñoom ñoo leen ko teg parce que ñoom ñoo leen digoon ay dig te ba tey amul dara tey nag suñu xol mayatuñu ñuy seetaan suñuy papa seetaan suñuy yaay seetaan ñuy dee suñuy loxo rawale nañ presque mag ñëpp ñi ngi fa rawale nañ ñëpp suñu xol nag moo ñu ko mayatul moo tax tey ñu wàcc sur la rue tey ñi ngi ñi ci tali bi taal nañu tali bi ay pneu te on prend nos responsabilités waaw lii nag duñu ko arrêté tant que président de la République promesse yi nga xam ne defoon na ko jëmale ko ci victime Tivaouane Peulh yi respecté wu ko parce que ñun moom moo toog à la veille des élections joxe des instructions premier ministre bi fi nekkoon ni Mahammed Boun Abdallah Dionne dañoo toog ak moom mun ñu président nee na joxe na ay instructions fermes yi nga xam ni su week-end dafa bëgg gars yi régler ko muy que ni nañ leen fay seen impense ba mu mat sëkk muy que ni site bi nga xam ne joxoon nañ ko coopérative primature te moom mi nga xam ne mooy Mahammed Boun Abdallah Dionne moom mooy patron primature nee na amul woon sax information que ni loolu am na
te loolu teguwul ci yoon parce que dañoo jël alalu jàmbur bëgg koo jox ñeneen nit alalu néew ji doole bëgg koo joxe borom teraanga moom mënuñu président nee na loolu nañ ko jëlee ci waa primature nañ leen delloo seen alal beneen bi ci topp président de la République bi VDN bi jàllee nit ñi ñu toj seen i kër mu ordonné ñu recenser leen ba tey mënaguñoo jox seen i xaalis muy nekk ay pères de famille yoo xam ne ce sont des démunis ay néew ji doole ba tey mënuñoo jox seen alal président de la République jëlaat ndogal tekk au nombre de 1796 te lii boo ko bëree vérifier demal au niveau de la sous-préfecture de l'arrondissement de Bambilor baa nga dem au niveau de la préfecture de Rufisque baa nga dem au niveau du gouvernance de Dakar ñoom ñi ngi ak les dossiers parce que ñoom ñoo yebaloon commission départementale de recensement bi mu def un recensement. Oumar Diop doon wax kon ci turu ñooñu tëj seen kër ca Tivaouane Peulh mu fekk nag fii ci Ndakaaru yenn koñ yoo xam ne ba léegi ñu ngi dund jafe-jafe ndox maanaam am ndox jafe na leen lool lu ci mel ni Grand Dakar ak ñaari tali teewul nag am na koñ yoo xamante ne ñoom fàtt neen jafe-jafe ndox reportage Amadou Sabax Ba. waaw bàjjen la ma ñëpp ñu koy woowee bàjjen ci quartier bii di ñaari tali soxna si war a am lu tolloog juróom fukki at di xamle jafe-jafe yi muy dund ci ñàkkum ndox mi. mais ndox yi lépp hygiène bi ndox la sa dund ndox la lépp ndox la mënoo toog benn journée boo naanoon man par exemple mënuma dem di wëri ndox di rooti aw mu wér bi sama âge mayuma ko waaw mi ngi noonu nag muy man de samay borom salte day ñëw wére di ñëw coono ñëw xaalis boo am jënde ko ndox kooku nag tamit ak fi ñu toll métti bi ñu toll coupure ndox yokk musiba la. ca Grand Dakar loolu tamit lañu fa gis lii di ndox manqué na fa loolu bu ñu sukkandikoo ci nga xam ne ñu koy tuddee rama. dañuy root moom day metti ci ñoom trop dëgg yàlla dëgg la bëgg waaye zone B moom dañuy sonn trop ci ndox mi. waaye Alassane Gueye dëkk ci ñeenteelu étage ci immeuble bi nga xam ne soriwul dara lii di rond point Jet d'eau di ñu xam ne mi ngi am ndox bu doy saa su ne. non du tout fii bëriwul lu ñuy am coupure d'eau quoi te ñun fi ñu dëkkee peut-être ci kaw dafa xaw a sori mais dañuy am ndox à tout temps si waxtu bu ne ñu ngi am ndox bu sell. jafe-jafe ci wàllum ndox liñ koy nemmeeku ci Ndakaaru bari na loolu ci yenn quartier yi fii ci capitale bi askan wi dañuy obligé di xaar li nga xam ne mooy ndox mi ba ay xaaji guddi. Amadou Sabax Ba ci wàllu ndox mi ñu fàttali ne juróom benn fan képp kon moo des SDE ñu war a nag jébal léegi ñi nga xam te ne ñooy waa Suez nga xam te ne ñoom la ñu dénk léegi ñu war a yor léegi ndox mi. wax ci wàllum mbay mi ak traitetu gerte gi ci diwaanu Fatick nag daanaka ndànk la mbir yi di doxee ki nga xamante ne nag mooy DRDR ba directeur régional du développement rural ne nag ci lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñeenti point de collecte daanaka ñaar fukk ak juróom-benn képp mooy dox rax si dool tamit gën a jafe-jafe moo dina gis ñu opérateur ndaxte fukk ak benn opérateur rek ñooy def liggéey bi ci anam yi mu waxee dañ koy déglu moom Mamadou Badiane ci micro Aminata Goudiaby. ci wàllu point yi téeméer bu manqué juróom-benn mooy jóg juróom-ñeent fukk ak ñeent point nga xam ne juróom fukk ak benn opérateur ñoom ñoo war a liggéey ci point yooyu ñu wax noonu buñ ko xaymaa ci ñaar fukki fan yi ñu weesu ci xayma ba mujj bi donc xayma bi liggéey baa ngi continuer boo xoolee ci opérateur yooyu noonu juróom fukk ak benn yi fukk ak benn ñoo ci tàmbalee liggéey ci ñetti département yi Fatick ñetti opérateur Gossas ñaar Foundiougne juróom-benn la ñuy jotee dajale boo ko xaymaa daanaka li ko manqué junne bi juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti tonnes ak lu toftal boo ko xaymaa ci wàllu lu ñu jënd ci gerte xot ngir yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñooy segg diwlin bi am na juróom-ñetti fukki tonnes moom lañ jot a yóbbu ci juróom-ñeenti téeméeri ak fanweer ak juróom-ñeenti tonnes yi nga xam ne jot nañ koo jënd fukki opérateur yi benn ko jënd ci ñetti département yi. ci wàllu point yi ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci tàmbalee di dox ci juróom-ñeent fukk ak ñeent yi loolu néew na waaye doxu kàkkatar lay dox boo xoolee toujours njënd ak njaayam gerte nu lay demee buñ demee ba weeru njëkk wa nga gis yëf yi day gën di yokk ba jógee ci ñaareel weer bi nag li tubaab naan vitesse de croisière bi gën a yokk. mu nekkoon Mamadou Badiane di ki ñu dénk wàllu mbay mi ca diwaanu Fatick dem ba jokkul njalige di dëkk bu nekk ca diwaanu Thiès askan wa nag ñoom xaar ñu kilifa yi la jëm ci seen wàllum wér-gu-yaram ndax jafe-jafe ya ñu amoon li ñu def mooy dañoo daal di cotiser daal di fay tabax case de santé ak tamit ab ambulance léegi nag daal li ñu bëgg mooy ay tali yu baax su ko defee ambulance yi daañu mën a rawale nit ñi buñ sonnee ci anam ñi mu gën a gaawee leeral yi Cheikh Anta Diop. Jokkul Njalige di ab dëkk boo xamante ne mi ngi ci commune am Ndiayène Sirakh digganteem ak Xombol daanaka toll na ci 4 kilomètres dëkk yu bëree ko wër
fu mel ni Njale Njee Bànneex ak Ngayaxe ñoom seen jëmi bopp ñoom ñoo dajale tabax ab case de santé bu mucc ayib loolee lépp nee nañ ngir jàppale askan wi lu jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram docteur Mamadou Ndiaye moom moo yor seen kàddu. xam ne ñëpp ñu bokk dëkk jokkul wér-gu-yaram day lu leen soxal lool moo tax ba ñu nangoo sonn nangoo boole seen doole di dugg di génn ba ñu am case de santé boo xam ne dina mën a dimbali bu baax population ci wàllu santé njaar gaa ngi nii soriwul même Marnaan la ngi nii soriwul yeneen ak yeneen yoo xam ni noo bokk tund bi dans la commune de Ndiéyène Sirakh qui compte 37 villages. Jokkul Njalige nag dëkk la boo xamante ni dugg fa yombul daanaka ganmus la oto yi dañuy faral di ngiroo tayit bu ñu amee ñu tawat génn leen ci dëkk bi day jafe lool loolee tax ñuy sàkku ñu defal leen ab rang-rang. suñu bëgg-bëgg la ñu jàppale ñu ci parce que fii ak goudron bi paasewul ay 3-4 kilomètres bu suuf si baree sa oto jaar fi sax du yomb ñoo ngi dalal ambulance bi ñu rafaatale sunu case de santé bi xam nga malade yi wax dëgg yàlla bu ñu amul dara lu leen mën a yóbbu en urgence am na ñoo xam ne ci kaw charrette yi sax mën nañ cee am doom très exposé. lu toll ci juróomi junniy nit ñoom ñoo yeewoo ci dëkk bi te lu jëm ci wàllum mbay nag yëngu nañ ci lool rawatina mbayam dër askan wi yeewoo fii ci Jokkul Njalige ñi ngi sàkku ci nguur gi mu defal leen forage ñu mën di fa bay ngir ndaw ñi mën a des ci dëkk ba. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop askanu Kaolack ñoom nag daañu mën a faju ci ni mu gën a woyof ci ñoom rawatina ñu bokk ci mutuelle yi ndaxte fexe nañu daal ba mbir yi dina yomb ci ñoom ak mutuelle yooyu ñu fa taxawal Ibrahima Diamé. portabilité nag dafa ñëw pour yaatal avantage yi nga xam ne ñu ngi ci mutuelle de santé yi politique la kon bu nga xam ne day permettre adhérents yi ñu mën a faju ak seeni carte ci yeneen diwaan yu dul fi ñu bindoo Lobé Sissoko moom mooy coordonnatrice réseau Oyofal Paj mutuelle de santé bu Kaolack. bu ñuy wax portabilité so baatu tubaab la waaye dañuy wax ne rek nañ ko jël rek misaal comme portable je crois que portable ñëpp a ko yore te heure booy dem da ngay yóbbaale sa portable kon dafa mel ni rek dañ ne paj mi tey booy fooy dem ak fu mu munti nekk rek yóbbaaleel paj mi donc loolu la ñuy tekkee ne ñun portabilité des soins mooy foo munti dem ci région Kaolack ak commune bu mu munti dem boo feebaree boo demee ca commune boobu boo feebaree demal ca mutuelle ba la gën a jege mutuelle boobu dana la xool dimbale la ba ñu mën laa faj bu fekkee ne ay garab la ñu mën laa jox say garab nga delluwaat sa kër. bu ñu xaymaa nag politique bi léegi fu mu toll ci diwaanu Kaolack biñ ko dooree bu ñu sukkandikoo ci présidente bi dem na ba 80% bébét bi nag moo di généraliser ko au niveau national. Kaolack am na phase testam bu mu commencé te yaakaar naa ne bañ koy commencé tamit sóoroon nañ ne ñun dañ ko bëgg a yaatal ba nga xam ne dafay nekk dans toutes les régions du Sénégal et que bu boobaa xëy na niveau li ñuy wax rek ne niveau national danañ ko porter ba nga xam ne portabilité boobu dana mën a yemb. ndaje bi kon taxoon rek ñi yëngu ci mutuelle de santé daal di weccoo xalaat ngir mën a vulgariser politique bi nga xam ne day ñëw pour yaatal avantage yi nga xamante ni lii di mutuelle de santé yi jagleel nañ ko askan wi Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé wàllum politique ndaje diggante Khalifa Sall ak Abdoulaye Wade suba lay doon ci alxamis ji waaye du woon tey ji suba lay doon ci alxamis ji ki nga xam te ne moo ne woon maire bu Dakar war a dem nag seeti njiitu réew Sénégal bi woon ci këram nekk fii si Corniche Ouest loolu kon suba ci alxamis yi lay doon si bu 6 heures ci ngoon jotee. RFM bitim réew ak Front Polisario di kuréel guy xeex ñoom nag ndax bëgg a jot Sahara occidental gi gis ne ci ñoom la bokk ñu koy xëccoog waa Maroc ñoom nag yëkkati nañ kàddu di tuumaal ki jiite ONU di Antonio Guterres ne moom nag ci coow loolu dafa faral Maroc te loolu nag nee neen day gën a yokk xar mi karaw Ibrahim Galiché di kenn ci kilifa yu Front Polisario bëgg nag Mauritanie daal di dëggu ci coow yi daal di ci dox tànk ñu déglu ko ci micro محمد جوب. بالنسبة لنا موريتانيا يالتها تلعب دور شور فرنسا. jàpp naa ne Mauritanie daa war a wax ak France wax ak tam mbootaay xel yi ngir fitna bañ a am ndax su fitna jibee ci ñëpp lay metti rawatina réewu Mauritanie ak askanu Mauritanie. مقطعا المنطقة كاملة اللي تعاني وبالدرجة الأولى. ndax frontière bu gudd bi Mauritanie séq ak réewum Sahara ak itam jege gi Maroc jege frontière Mauritanie fitna bu jibee doomi réew yi Sahara ak Mauritanie yi nga xam ne dañuy dund ci frontière bi dañ koy yëg saa bu ñu xëyee. أي توتر لا يأثر الموريتانيين على الشريط الحدودي.
mu nekkoon Ibrahima Gali di secrétaire général bu Front Polisario kàddu yooyu nag mu yëkkati ko ci site d'information bi nekk ca Mauritanie di Al Akbar ci congrès bu Front Polisario doon amal kàddu yi Ibrahima Gali sunu ndaw lañ toogal ca Mauritanie di Mohamed Diop moo ko tekki. si ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndioukou looy doore wàllu football lañ koy daal di door rek Mbaye Diagne mi nga xamante ne jour la ci équipe nationale nekk ci club belge bi di Bruges jamono gi nekk nag ci ay jafe-jafe ba tax na sax ñu ngay lam-laamee dañ koy daal di yóbbu foofule ca Turquie ca Galatasaray daal di dellu ci équipe nga xamante ne daal fa lañ ko jële woon moom nag yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci mbirum équipe nationale bu Sénégal ndax gannaaw bu Coupe d'Afrique bi jeexee ba tey moom Mbaye Diagne kenn convoqué ko benn yoon donte sax moom ma ngay jàpp ni ba tey ji war naa mën a dellu waaye day xaar waxtam moom nag Mbaye Diagne daal di yëkkati yooyu la kàddu gannaaw cérémonie de remise de don bi nga xamante ne démb mu ko doon amal ci pouponnière bu Médina. égoïsme duma joueur bi nga xamante ne damay forcer sa équipe nationale comprendre nga dama ñoroon ma bëgg ñëw équipe nationale parce que li ma bëgg la suma dëkk la te suma beneen morom bu nekkee si équipe bi di dugal aw ma leneen lu mu si wax lu du kontaan waaye man li ma mën a intéressé mooy man xam naa suma dugal aw ma leneen lu mu si wax lu du kontaan waaye man li ma mën a intéressé mooy man xam naa suma delluwaatee suma niveau bu dee but rek moo tax ñuy woote dinañ ma waat loolu laay ñaan continuer après équipe nationale mi ngi sama kanam tu vois parce que man ba may dem Bruges dama nekkee Bruges man coach bi waxtaan ak moom Aliou tu vois mu ne ma fils mu ne ma dellu si sa niveau nga joué équipe nationale ubbeeku na pour ñëpp amuma ak yow benn problème nga ko amul benn problème. ñu dal di wax ci nawetaan ak phase nationale yi nga xamante ni waa ONGAM di organisation nationale de gestion des activités de masse ñu ngi koy amal boobu ak léegi ci diwaanu Kolda tey jii ci ngoon sax la ñuy daal di jeexal li nga xamante ni daal moo di deuxième maanaam daal phase de groupe yi ngir xam ñan ñooy qualifié ci deuxième tour dañuy daal di déglu seen njiit di Ousmane Iyane Thiam ci kàddu yi nga xamante ni jot na ko yëkkati sànq. fi mu toll nii ñu ngi waaj tey la ñuy terminer suñu phase de poule yi am na ñaari équipe yoo xam ne qualifié nañu demi-finale directement déjà ñu ngi xaar tey à l'issue des journées ñeneen ñi leen di rejoindre donc la plupart des équipes dañuy ñibbi fi ñu jóge woon léegi nag ñu waajal demi-finale bi vendredi finale bi nekk dimanche incha allah wàllum organisation wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax parce que budget bi moom ba léegi bouclé guñu ko waaye ñi ngi joxante loxo ak autorités yi nekk ci dëkk bi pour ñu jàppalante fexe ba mën a toppatoo lépp luy hébergement restauration ak transport yooyu nga xam ne ñoo nekk li gën a diis ci wàllum organisation mobile nit ñi tamit ñi ngi wuyu wax dëgg yàlla ci ñeenti sites yi ñu football yëpp nit ñaa ngi wuyu di ñëw ci terrain di ñëw ci stade yi muy am animation loolu tamit mbégte la niveau football bi tamit niveau bu satisfaisant la parce que gis nañ ne match yëpp day am enjeu day am niveau bu baax daal loolu tamit ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. ñu daal di waxtaanee wàllu football waaye bi li yow ci biti réew championnat yëpp jamono gi dañoo daal di bër ba mu des championnat bu Angleterre ni ki ëllëg nag la ñuy amal li nga xamante ne moo di seen boxing day bi ngeen ko déggee moo di jongante yi nga xamante ne dañ ko amal foofule ca championnat Angleterre ca ëllëgu lii di Noël ñoom nag ëllëg dana am ay jongante yu am solo yëpp nag danañ ko daal di jouer ci benn bés bi Liverpool ñi nga xamante ne moom moo féetee ci bopp raw gàddu gi dana taseek ka féetee si ñaareel place bi moo di Leicester match bi nag danañ ko daal di amal ci bu 20h jotee geneen jongante laata sax loolu jàppale ni jamono gi ci xayma Liverpool ma nga rawee ñi nga xam ne waa Leicester lu tolloo ko fukki poñ geneen jongante moo di Tottenham ak ñii di waa Brighton match boobu dañ ko amal ni ki ëllëg ci bu 12h30 jotee waaye 15h dana am itam yeneen i jongante gu ci mel ni diggante Chelsea ak Southampton beneen bi diggante Bournemouth ak ñii di waa Arsenal Crystal Palace moom dana tase ñii di waa West Ham United Everton dana tase ak ñii di waa Burnley Watford bu Ismaïla Sarr féete ci place bu mujj bi ñoom danañ fekk Sheffield ca dëkkam moo di promu bi ren ji lañ dal di yëg ñii di waa Sheffield 17h30 Manchester United féete si juróom-ñetteelu place bi dana tase ak ñii di waa Newcastle ca ëllëg sa nag di ajuma Wolverhampton dana tase ak ñii di waa Manchester City mi féete si ñetteelu place bi ci classement Premier League kon boog Alaaji lii moo fi gënoon fas ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf sëñ Cheikh. RFM. ganu xibaar yi. gan gi di Demba Moussa Dembélé di économiste mu seq waxtaan ma Kumba Bey waxtaan nag jëm ci ECO di xaalis bi nga xam te ne moom war a wutu CFA ci at mi di ñëw di 2020 ñu déglu seen waxtaan bi nga xam te ne kon ma Kumba Bey seq na ko ak Demba Moussa Dembélé. sunu gan Demba Moussa Dembélé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. bu ñu nee dañuy jóge ci CFA jàll ci ECO lan mooy njëkk a dikk ci sa xel yow ci wàllu xalaat ci koom-koom. man de ci lu ma gis pour le moment gisuma ECO CFA moo am parce que lu ñu wax fële Alassane Ouattara ak Macron lu ñu wax
CFA bi CFA dina nekk ECO pour le moment nekkul ECO man CFA bi la xam donc pour man décision bi demul fenn loolu moo tax daal man gisuma benn changement pour le moment xëy na ci kanamee bu fekkee ne 2020 ñëw na ñu ne léegi ECO la xëy na temps boobu mën nañu wax ECO mais pour le moment daal moi CFA moo. oui 1er juillet lay doon 3e semestre atum 2020 bi ci lay tàmbali waaye nii ngay waxee daa mel ne yow mburu foofu ko fariñ rek nga gis. waaw mburu foofu ko fariñ ci bilaay parce que boo seetee affaire bi li ñuy wax yëpp ay symbole la ñu dindi parce que dañu foog ne africain yi boo dindee symbole yi rek coow bi dana sotti dana jeex par exemple ñu dindi représentant français yi ci suñu conseil d'administration wala ñu bañ a yónni génne wala suñu réserve ci trésor français dañu foog ne loolu buñ ko waxee rek africain yi danañu noppi mais loolu du dara parce que gis nga représentant yi bu ñu dindee représentant français yi dañuy wax ne dañuy wut expert ñu remplacer leen. ci conseil d'administration bi. waaw ci conseil d'administration bi. du ñu toog rek entre suñu bopp di waxtaan ci suñu économie non dañuy indi ay experts mais expert yooyu français mun na leen yëngu français mun na leen recommander. et puis xaalis bi 50% yi di ñëw di toog fii ci banque centrale 50% yi banque centrale mun na nekk ci 50% yi peut-être pas 50% mais am nañ lu des trésor français leneen mun na dem Allemagne leneen mun na dem Suisse et cetera mais xaalis bii di ñëw fii voilà donc en fait symbole yi moom rek lañu dindi mais substance bi demul feneen parce que am na ñaari yëf monsieur Béy muy li ñuy wax liberté de transfert c'est-à-dire jël xaalis fii yóbbu ko France amul benn limitation amul contrôle muy liberté de transfert des capitaux loolu des na ensuite taux de change fixe entre suñu koppar ak euro boobu des na mais ñaari yooyu yoo gën a dëgër ci suñu relation ak France suñu relation donc loolu et puis France ñu ne France danañ jox nooy nekk garantie mais garantie boobu loolu doon def mais te garantie boobu mosu ko pratiquement exercer peut-être avant la dévaluation de 94 mais sinon mosu exercer parce que suñu dëkk yi amul nañu réserve pour ci aar suñu monnaie c'est ça donc pour moi changement amul. mais bu ñu xoolee kon am na ñoo xamante ne nii ñi ngi jàpp ni africains yi ñi doon xeex am nañu ndam ndax monnaie bi ñu doon xeex jóge na fi waaye jarul tëggu bu baax de. waaw xam nga loolu Macron ak Alassane Ouattara dañu bëgg nax nit ñi ñooñu dañu leen bëgg nax mais de bonne foi am na ñu ko gëm de bonne foi foog ne affaire bi changé na et cetera parce que bu ñu waxee mort le franc CFA danañu rey CFA yooyu am na ñu kontaan ñu allez c'est fini dootuñu dégg tur CFA xam naa ne loolu la mais bu ñu seetee affaire bi ci biir bu ñu toogee gis affaire bi ñu xalaat affaire bi dañuy xam ne naxante la te loolu duñ ko nangu gis nga d'ailleurs réseaux sociaux yi africains yi seen réaction yu mel presque boo jëlee ñetti réaction bu négative la ñoom ñu loolu Macron ak Ouattara lu def ñoom d'accord ci mais lan moo tax CFA bi nekk Afrique soowu jant ñun ñi ak waa Côte d'Ivoire ak ñeneen ñi soppiku te ba nga xam ne moo nekk ci Afrique centrale moom soppeekuwul day des foofa. depuis dévaluation bu 94 la ñu séparé ñaari CFA yi. France moo ko def parce que France moom mooy jël décision pour ñun d'ailleurs parce que loolu ñuy wax sur servitude monétaire ci loolu lañ nekk ba tey France mooy décider pour suñu dëkk yi dévaluation bi wane na ko 94 bi wane na dafa yónni ay ministre ñëw wax chef d'État jël nañu décision laaju leen
ñu laaj ñu seen xalaat li ñuy wax rek pour avertir leen pour waxtaan ak yéen surtout donc depuis lors nañu séparé CFA Afrique centrale ak suñu CFA d'ailleurs ci fan yu passé chef d'État yi Afrique centrale amoon nañu ndaje ñoom tamit ñu ne dañuy dem seet réforme ñu réforme seen CFA bi mais ba tey entre ñun ak ñoom amul benn relation. ba léegi maa ngi gis ci réseaux sociaux yi ñoo xam ne ñi ngi laajte ndax li ñu yoroon ci CFA ku sa xaalis nekk ci banque bu éco bi ñëwee la nga yoroon noonu lay toll day yokk wala day wàññeeku wala bu fekkee ni ñeent fukki dërëmi CFA ndax mën naa boo ko yoree li nga ci doon jënd mën nga koo jënd ci ñeent fukki dërëmi éco. loolu pour le moment mënuma ci question boobu parce que banque centrale accord yi ñuy def ak France bu fekkee ne accord yi bien sûr mettre en application ci accord yi lañu décider yooyu et puis bu fekkee ne bu fekkee ne un jour éco am na alors dañuy décider taux de change bi entre éco ak franc CFA mais man boo décision sommet Abuja en juin 2019 dañu waxoon taux de change bi ce serait un taux de change flexible bon léegi bu fekkee ne taux de change ak Ouattara ak Macron ñu ne taux de change fixe entre seen éco ak euro bon xam nag la ñuy décider pour CFA bi pour changer. pour le moment mënuma tontu question boobu. réew mu mel ni Nigéria ak Ghana dañoo nekk ñaari réew yoo xam ni ñoom seen xaalisu bopp lañ yor amoon seen liberté bu weer dee sax te gafaka gi xaw a doy waar ñu imprimer seen xaalisu bopp fay seen i fonctionnaire faj seen i soxla loolu yëpp est-ce que danañ ko nangoo bàyyi di fekk si foo xamante ne nii boo ñëwee dafa am ay règles ak ay critères de convergence ak yeneen yoo xamante ne nii da lay indil ay gàllankoor. monsieur bi mu la wax ñaari yëpp. benn bi mooy suñu dëkk yi suñu juróom ñetti dëkk yi UEMOA. presque kenn appliqué wu critère de convergence bi ñuy wax parce que ñu ne peut-être am na benn bataaxal ñu ne presque Ghana rek peut-être Ghana mais xam naa ne Sénégal moom appliqué wu critère de convergence yooyu Côte d'Ivoire et les autres n'en parlent même pas. Par exemple Niger bu nekk am ñoom Mali ñu nekk ci guerre xam nga ñooñu mënuñu appliquer critère de convergence ak ñooñu donc loolu benn la ñaareel bi mënuma xalaat ñuy wax monnaie unique ci CEDEAO te Nigéria ak Ghana bokkuñu ci te xam nga ñooñu boo jëlee téeméer juróom-ñaari fukk ak juróom ñoom ci suñu koom-koom ñoom ñoo ko yore kon comment loolu kenn mënu ko xalaat mu mel ni par exemple euro ci euro ñu ne dañuy def euro Allemagne bokku ci France bokku ci xam nga loolu du def fenn c'est exactement la même chose pour moi fii ci CEDEAO. Demba Moussa Dembélé jërëjëf. jërëjëf monsieur Bey. ñu koy sant di ko gërëm moo nekkoon sunu gan économiste la chercheur moom moo jiite ARCAD. doon fi itam amal nekk organisateur u samedi de l'économie merci beaucoup monsieur Dembélé yéen itam auditeurs yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci kóolute gi jërë ngeen jëf.